bonjour dal leen ak jàmm ci seen site yi di vippeople.net ak vipinfo.net su ngeen abonné ba noppi bu leen fàtte bés cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo ñu indil leen li gën a fës ci yéenekaay yi tey ci altine bi fu ñu koy tàmbalee nag muy yéenekaay bi Walf Quotidien li mu gën a fësal ci yéenekaayam tey mooy hôtel vide vols commerciaux suspendus dette Covid maanaam hôtel yi gisatuñu benn nit vols commerciaux yi suspendre nañu lépp bor bi mi ngi gën a bare ci Covid 19 ki ko fësal di yéenekaay bi di Walf Quotidien nee na nag fan yi ñu génn suñu moytuwul vague de licenciement dinañ ko gis ci wàllu tourisme ndaxte ñi doon liggéey ci hôtel yi gëm na ni employé yu bëri danañ leen daax ginnaaw bi nga xamante ni hôtel yi kenn ñëwatu fa vols commerciaux yi suspendre nañ ko maanaam bor bi mi ngi gën a bare ci wàllu Covid 19 bi di mbas mi. ba tey suñu sukkandikoo ci Walf Quotidien ñi ngi xamal des réceptifs de l'intérieur payés 30 000 francs par malade au lieu de 50 000 prévus pour les patients du Covid maanaam bu njëkk ne woon nañu ñooñu ñementoroon en quarantaine foofu ci hôtel yi ñu ngi leen doon fayal bëccëg bu nekk fukki junne nee nañu réceptif yi nee nañu du fukki junne 30 000 francs la muy juróom-benni junne. suñu sukkandikoo ci Walf Quotidien gis nga ni bras de fer bi amoon ci diggante Orange ak ARTP jàppale ni nee nañu Macky gagne son crédit lu tax Macky gagne son crédit ginnaaw bi Orange ñàkkee déglu mise en demeure bi ko ARTP joxoon Macky dafa convoqué woon directeur Orange boobu foofu ca Palais wax ko ñeenti dëggam jàppaleen daal dafa mel ni Macky gagné na crédit am foofu ci Orange. suñu sukkandikoo ba tey ci Walf Quotidien ñi ngi xamal contentieux bi doxoon ci Tobène ak ICS nee nañu le foncier envoie 19 suspects en prison maanaam fukki nit ak juróom-ñeent yóbbu nañ leen foofu ca prison maanaam muy contentieux boo xamante ni doxoon na ci diggante Tobène ak ICS. ba tey suñu demee ci Alliance pour la République gis nañu frustration bi mi ngi fay continuer di jëm tànk ji jëm ci kanam ba tey ji moo tax Walf Quotidien titre tey Alliance pour la République la frustration gagne le sommet. suñu jógee ci yéenekaay bi di Walf Quotidien dañuy dem seeti Direct News lu mu gën a fësal tey ci yéenekaayam bi nee na un autre scandale dans le financement des masques dafa mel ni Sénégal daal réewu scandale la fépp foo xamante ni xaalis mi ngi fay génn ay scandale nga fay dégg moo tax ñu ne un autre scandale dans le financement des masques le pape de la DER multiplie les dégâts maanaam daal papu DER bi maanaam ki yor DER dafa mel ni dégâts yi ñu ngi gën a multiplier wu ki ko fësal nag di yéenekaay bi di Direct News. ba tey suñu sukkandikoo ci Direct News muy yéenekaay bi nga xamante ni ki ko jiitee muy Pape Diogay Faye ñu ngi xamal Mbaye Guèye plaque au lit par la maladie Mbaye Guèye nag bi fi nekkoon premier tigre de Fass dafa mel ni dafa feebar mi ngi tëdd ci lalu hôpital mais directeur u Direct News bi dafa mel ni dafa ñëw au chevet du tigre de Fass ñëw na indil ko wàllu indil ko ndimbal muy Pape Diogay Faye di directeur de publication Direct News. suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Rewmi Quotidien li gën a fës ci seen xët bu njëkk mooy célébration du Magal de Touba Serigne Mountakha a pris sa décision ndax Serigne Mountakha dafa jël décision wala jëlul décision en tout cas quotidien Rewmi loolu la fësal ci xëtam bu njëkk bi Serigne Mountakha a pris sa décision pour la célébration du Magal de Touba xam ngeen ni que jamono ji ak Covid bi am ñu ngi lam-lame ndax Magal bi dina am wala du am ndaxte ku nekk da ngay toog màggal ko sa kër wala dañuy wuyu ji ñun ñëpp Touba loolu yëpp nee nañu Serigne Mountakha jël na décision ku bëgg a xam ban décision la Serigne Mountakha jël da ngay dem ci sa quotidien bi di Rewmi lii nag yaakaar naa ni kawteef la un vendeur de masque arrêté pour défaut de masque kii day jaay masque waaye dañ ko arrêté ndaxte takkul masque am moom mi ngi jaay nit ñi masque pour ñu aar seen bopp noppi moom aarul boppam moo tax ñu arrêté ko ku ko fesal nag muy Rewmi Quotidien. suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di critique ñi ngi xamal la seconde vague point d'interrogation lu waral la seconde vague point d'interrogation maanaam jàll nañ ci première vague mbas bi jamono ji ñi ngi jëm ci deuxième vague bi musiba naaru lay waaye ñun ñi ngi foogoon ni foofu lay yem waaye critique lim ñu fesal la seconde vague. ba tey suñu jëmee ci coowal Aby Ndour Atepa une affaire puis la manipulation et l'acharnement yéenekaay bii di critique daal nee na affaire bi daal mi ngi xeeñ manipulation ak acharnement kan mooy manipuler ak kan mooy acharné Aby Ndour la wala Atepa en tout cas doy na waar mi ngi ci yéenekaay bii di critique. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di critique li ñu gën a fësal ci seen yéenekaay bii muy troisième mandat ou mandat de trop Macky Sall est-il tenté par le diable point d'interrogation nag lañ ko teg maanaam troisième mandat daal lëmbe na réew mi moo tax critique fësal ci yéenekaayam bi Macky Sall est-il tenté par le diable point d'interrogation muy question bu ñuy laaj. ba tey ci yéenekaay bi di critique ñi ngi xamal ni que les aveux froids des bourreaux de Fatou Ndoye Fatou Ndoye nag su ngeen fàttalikoo mooy ndaw soosu nga xamante ni jàppoon nañ ko fii ci Sacré-Cœur ay xale yu góor jàpp ko ñu ne da doon sàcc ci biir kër gi jàpp ko toroxal ko xawi suturaam ñooñu bi leen yoon tegee loxo ginnaaw loolu def nañu ay aveux muy Fatou Ndoye bi nga xamante ni xelam matul woon dafa xawoon manqué ñu ngi ko hospitalisé woon si benn hôpital psychiatrique gars yi jàppee ko ku doon ñëwoon dugg ci kër gi di sàcc ba yoon tegoon ñooñu loxo maanaam jàpp leen daal les aveux froids des bourreaux de Fatou Ndoye
suñu jegee ci critique dañuy dem ci yéenekaay bi di li quotidien te suñu naataango boobu di Babacar Dione jiite ko lu ñuy xamal Boubacar Camara ancien DG de la douane l'éthique et la morale barrent la route au troisième mandat du président Macky Sall. Boubacar Camara daal xamal ne que suñu sukkandikoo ci éthique ak morale daal xam nañu kii di président Macky Sall du jéem a xëccoo luy troisième mandat ni ko naataangoom yi defee di Alassane Ouattara ak Alpha Condé ki ko fesal nag di yéenekaay bi di li quotidien. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di li quotidien gis nañu la coalition jot na sonn l'alerte ñoom daal ñi ngi dànkaafu lu ñuy dànkaafu nee nañ nag jamono ji ñu toll suñu démocratie dafa mel ni ku ko mettre en quarantaine illimitée ku ko wax nag muy Ousmane Sonko di président jot na moo ko wax ci quotidien bi di li quotidien. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di li quotidien ñi ngi xamal ñetti prévenu yi nga xamante ni jàppoon nañ leen ñu jàppoon ndaw soosu nga xamante ni dañ doon newoon day sàcc foofu ci benn kër ca Sacré-Cœur muy Fatou Ndoye def ko ay ñaawte jàppal ni prévenu yi daal dinañ risqué lu toll si juróomi atu kaso dinañ ko tëdd ki ko fesal nag di li quotidien. suñu demee ci yéenekaayu des médias bi di tribune nag li ñu fesal ci seen yéenekaay mooy l'ultime décision attendue de Serigne Mountakha Mbacké maanaam muy décision bu mujj boo xamante ni ñi ngi ko mën a amee si kenn ku dul xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké muy ci jëm ci wàllu màggalum Tuubaa bi moo tax yéenekaay bi di tribune fesal ci yéenekaayam bu tey bi di altine l'ultime décision attendue de Serigne Mountakha Mbacké. ba tey ci yéenekaay bi di tribune ñi ngi fesal kii di Malick Gakou nag moo jiite grand parti nee nañu 5 ans du grand parti Gakou 4 ans pour devenir plus grand maanaam def na 5 ans ci grand parti donc desee na ko ñeenti at yoo xamante ni pour mu gën a doon un grand parti dafa mel ni parti bi màggoogul grand parti lañ ko tuddee waaye dafa mel ni parti bi mi ngi suuxi di doon petit parti toujours waaye dese na ko ñeenti at yoo xamante ni pour mu doon grand parti xëy na fii ak 2024 nag xëy na mu doon grand parti ba mu mën a jongante ci élection présidentielle yi. ba tey suñu dellu suwee ci yéenekaay bii di tribune mi ngi xamal ni que Boubacar Camara dellu suwaat na pour disqualifier Macky et fait appel à kan lay faire appel à ku bëgg a xam ñu mu woo da ngay dugg ci sa yéenekaay bii di tribune. suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di libération suñu naataango boobu jiite ko di Cheikh Mbacké Guissé mi ngi xamal propagation du coronavirus au Sénégal 4231 cas actifs signalés jàppaleen daal fi ñu toll 4231 cas actifs signalés nañ leen fii ci Sénégal suñu sukkandikoo ba tey ci libération mi ngi muy xamal 1159 contaminations dont 679 ñi ngi jógee ci ay transmission communautaire ñu détecté leen entre le 9 et le 16 août jàppaleen diggante 9 ak 16 août daal détecté nañ lu toll si 679 cas communautaires contamination yi nag lépp toll ci 1159 kon daal nañ jàpp ni mbas baa ngi fi ba tey di nañu continuer di takk suñuy masque di respecter les mesures barrières di raxasoo gel fépp fu ñu mën a dugg ak fépp fu ñu mën a génn di respecter distanciation sociale bi maanaam muy 1 mètre di éviter ay rassemblement maanaam lépp loo xamante ne ndaje la ñu koy éviter ni ko suñu njiitu réew yi sàkke mi ngi ci yéenekaay bi di Libération Quotidien suñu jógee ci Libération dañuy dem ci Pop Voxuli li ñu gën a fësal mooy Ila Touba malgré le virus màggal sous geste barrière maanaam jàpp nañ daal Ila Touba sénégalais daal dañu bëgg ne Ila Touba daal màggal par la force atum ren bi même Covid su amee nañu respecter mesures barrières yi daal loolu la yéenekaay bi di Populaire fësal ba tey ci Populaire ñi ngi xamal marché central bu Kaolack dañ ko ravagé par ay flammes ba ñu xëyee daal ci guddi week-end bi dañuy gis marché bi daal tàkk ko jeexal na ko takk dafa mel nag ay jinne ñoo fa nekk di lakk marché Kaolack boobu ndaxte du ñu nee guléet ndaxte saa su ne ñi dégg incendie foofu ca marché Kaolack waaye jàpp leen week-end bii ñu génn dafa mel ni marché bi daal rasé nañ ko lan moo ko rasé nag maanaam tàkk yi rasé nañ ko ba mu egg ci suuf. ba tey dañuy sukkandiku ci yéenekaay bi di Vox Populi muy police et gendarmerie barricade les plages xam ngeen jamonoy 15 août ñu bari dañ doon wuyu ji plage yi di fa def ay fête ginnaaw bi église ba teree bépp rassemblement police ak gendarmerie ñoom génn nañu wër plage yi fépp foo xamante ni ñu ngi fa doon daje def nañ fa ay ronde ba nga xamante ni kenn nekku fa. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Vox Populi ñi ngi ñuy xamal ni que l'actrice bii di Oumou Thiaré accuse la femme de Wally Seck de l'avoir fait tabasser Oumou Thiaré nag mooy accusé jabaru Wally Seck bii di Soxna Aïdara nee na moom moo yónnee pour ñu dóor ko waaye ci ay kàddoom xamal ne ni que daal soxna na def lu ko neex waaye moom du ma sa bàyyi Wally waa Oumou Thiaré bi moom fu mu toj ak fu mu yaakaar jàkkaru jaabur nga ne doo ko bàyyi xanaa góor ñi nekkuñu fi wala Oumou dafa lamb doy na waar ki ko fetal daal muy suñu yéenekaay bii di Vox Populi ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'exclusif lu ñu gën a fesal maanaam mooy virus du troisième mandat loolu la ñu fësal ci seen yéenekaay bi le CRD mat ado et avertir le reste de la bande ban ado nag lay avertir maanaam xët bu njëkk bi ñu ngi ci def photo kii di Alassane Ouattara di jiitu réewu Côte d'Ivoire
ba tey ci yéenekaay bi di exclure màggal en pleine Covid maanaam muy màggal boo xamante ni ci diggu mbas bi lay nar a amee sëñ Mountakha Mbacké bu Touba ak président Macky Sall ñi ngi jàmmaarloo daal di négocier di xool yan décision la ñuy jël waaye yaakaar naa ni ndogal ju mujj ji comme ni ñu ko waxee rek l'ultime décision revient à sëñ Mountakha Mbacké ñi ngi bàyyi xel di ko déglu ndaxte murid moom ndigal rek lay wëyee. suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'observateur li ñu gën a fesal tey ci seen yéenekaay bu njëkk nee nañu l'état fonce sur le péage lu tax ñu ne l'état fonce sur le péage muy le plan de bataille du comité d'experts validé par le président Macky Sall maanaam jàppaleen daal jamono ji lépp lu jëm ci wàllu renégociation du contrat bi de concession boo xamante ni jëm na ci wàllu péage bi l'état daal dem na ci ba xuus na ci daal ba ci biir a biir mu doonoon nag ay 10 milliards de francs yoo xamante ni réunion mardi bi moo ko indi hausse des loyers sur l'emprise de l'autoroute maanaam hausse loyer yi daal sur l'emprise de l'autoroute bi daal état xuus na ba ci biir jël na dina ci jël ay ndogal ci fan yu ñu jëm nii. ba tey suñu sukkandikoo ci l'observateur ñu ngi xamal ci seen xët bu njëkk ku ko wax nag di professeur Cheikh Ibrahima Niang socio-anthropologie pour la stratégie de lutte contre le Covid-19 que nous avons présentée à l'État est bloquée. Professeur Cheikh na daal nee na ñoom stratégie de lutte bu ñu te proposé woon état bi daal daf mel dañ ko bloqué kan moo ko bloqué nag Cheikh Niang moo ko wax ñun xamuñu ko da ngay dem ci yéenekaay bii di l'observateur. kii nag di beneen kawteef muy drame boo xamante ni am na à 19 ans il tente de violer à 3 reprises une vieille de 60 ans fukki at ak juróom-ñeent lam waaye ñetti yoon tenté na violer màgget boo xamante ne mi ngi am ci juróom-benn fukki at kii moom xanaa gisul xale yu ndaw yi nekk ci mbedd bi di jaay seen bopp 3000 francs sax soo ko defee nga gis sa bopp doy na waar. kii nag di beneen ñaawteef boo xamante ni mi ngi xewee fële ca Tambacounda benn xale bu am 3 ans ak rakkam bu góor bu am juróom-ñaari weer ñoo dee ci benn incendie ñàkk nañu seen bakkan daal ci benn incendie muy xale bu jigéen bu am ñetti at ak rakkam bu góor boo xamante ni mi ngi toll ci juróom-ñaari weer muy kawteef boo xamante ni mi ngi fii ci xët bu njëkk di l'observateur. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'observateur mi ngi xamal face au présentateur social mot d'amour de féministes sénégalaises maanaam présentatrice yi daal bi ñu jàkkaarloo ay mot d'amour féministes sénégalaises daal la ñuy wax ay nu ñuy toogee ay waxu amour daal lañ fa wax kii nag nee na j'ai fait l'objet d'attaques d'hommes comme de femmes qui me traite de lesbienne nee na daal dafa def ay attaques yoo xamante ni ay góor ak jigéen dañ koy traité lesbienne lu tax ñi koy traité lesbienne nag moom moo ko xam moo ko wax mi ngi ci yéenekaay bii di l'observateur. su ñu demee ci yéenekaay bii di Sud Quotidien ñi ngi xamal en grève depuis plus de 2 mois jàppaleen SYTJUST daal mooy ñuy jiite àttekat yi maanaam ci wàllu justice ak magistrat yi ñoom daal dañuy mettre administration bi à l'arrêt lépp lu doon ay dossiers yoo xamante ne bloqué na ci tribunal SYTJUST bi moo ko indi ginnaaw seen grève bu ñaari weer boobu ñu indi moo tax dossiers yu bëri ñi ngi bloqué wu foofu ca tribunal ba kaso yi fees del am ñu bëri ñi ngi toog di xaar seen jugement depuis bu yàgg waaye kenn mënu leen juger ndaxte administration bi dafa nekk à l'arrêt li ko waral nag muy grève SYTJUST bi ku ko fesal nag di Sud Quotidien suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di L'As lim ñuy xamal usurpation de fonction li nag kawteef la un faux policier et un faux gendarme arrêté et déféré kii faux policier la ak benn faux gendarme boo xamante ni ñi ngi nekkoon foofa ca Guédiawaye di def usurpation de fonction ñoom jàppale ni que arrêté nañ leen foofa ca Guédiawaye ñi ngi foofu en garde à vue le temps que seen 48 heures du mat pour ñu jébbal leen procureur ñi xam seen ëllëg nu muy mujjee suñu demee fële ca Dougar maanaam toujours litige foncier yi comme ni ko président Macky Sall wax nee na dossiers yi ñuy teg ci table bi di ko ñaxtu su doon la jàppale ni 90 yëpp ci affaire coowal suuf la jëm dafa mel ni coowal suuf dafa xaw a lëmbee suñu Sénégal moo tax accaparement foncier à Dougar gis nañu ay militaires ñoo assiégé ci site bi ay militaires daal lañ jël teg leen foofu ci site bi ku ko fesal ji yéenekaay bi di L'As Quotidien lii tamit di beneen kawteef boo xamante ni L'As moo ko fesal muy une malade mentale tue son enfant de 7 ans à Diourbel kii daal benn jigéen la boo xamante ni xel bi matul moo rey doomam bu am juróom-ñaari at mi ngi xewee foofu ca Diourbel ba pare mu sànni ko ci benn teen foofu ca Mbour doy na waar reyee ko ca Diourbel ba pare sànni ko ca teen ca Mbour Diourbel ak Mbour sore na de naka la dof bi def ba gàddu xale bi yóbbu ko ba Mbour ba di koy sànni ci teen bi te kenn gisu ko muy kawteef boo xamante ni ki ko fesal di L'As Quotidien suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Stade Quotidien mi ngi xamal Idrissa Gana Gueye di doomu Sénégal boobu di yëngu foofu ca Paris Saint-Germain ginnaaw bi équipe bam bi qualifié ci demi-finale yi dafa mel ni daal jonganteem ci demi-finale yi ak Leipzig dafa mel ni wóoroogul daal lu waral loolu nag kenn xamagu ci dara ki ko fesal di Stade Quotidien ba tey ci Stade Quotidien ñi ngi xamal ni que Ligue des Champions un carré d'as sans Messi et Ronaldo une première fois depuis 14 ans jàpp leen depuis fukki at ak ñeent musuñu gis benn Ligue des Champions boo xamante ni carré bi maanaam ñuy jongante demi-finale Messi du ci bokk Ronaldo du ci bokk muy Real Madrid ak Barcelone dafa mel ni éliminé leen bokkuñu ci carré d'as bi jëm ca Ligue des Champions ki ko fesal di Stade
suñu sukkandikoo ci quotidien bi di Rewmi Sport lu ñuy fësal mi ngi xamal Koulibaly trouve un accord avec Manchester City. Koulibaly nag muy défenseur u Sénégal boobu nekk ca Naples dafa mel ni trouvé na accord ak Manchester City depuis boobu ba tey ñi ngi xool transfert am naka lay demee mu am ay jafe-jafe dafa mel ni jamono ji accord trouvé nañ ko ki ko fësal nag di yéenekaay bi di Rewmi quotidien sport. suñu demee ci yéenekaay bii di suñu làmb lu mu ñu gën a fësal ci xëtam bu njëkk mi ngi xamal décès de Jules Baldé Junior pointé du doigt lynché sur les réseaux sociaux Ama vomi par Pikine jàppale ni daal bi Jules Baldé Junior gaañoo waa Pikine yëpp dañu lynché Ama Baldé ci réseaux sociaux yi nee nañu indul ndimbalam ba kooku ñàkk bakkanam moo tax jàppal jamono ji dafa mel ni Pikine dafa wàccu kii di Ama Baldé dafa mel ni safatu leen dara daal dafa mel ni Ama nu mu leen safee woon daal way boobu ñu téye woon Ama yee dafa mel ni way boobu daal dafa mel ni dakk na ci waa Pikine ndax de waa Pikine dafa mel ni dañ ko dàq daal kontaanuñu dara ci moom ci lu mu taxawee ci Jules Baldé Junior ba mu génn àdduna nii. suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di suñu làmb ñi ngi xamal 7 victoires 5 défaites Waalo assure le service muy écurie Waalo boo xamante ni ki ko jiite jamono ji di Lac de Guiers 2 ñi si diggante 7 victoires la ñu am ak 5 défaites maanaam assure le service minimum maanaam service bi daal minimum la ñu assuré gum suñu sukkandikoo ci Lac 2 gis nañu dafa raté contre Modou Lo suñu sukkandikoo ci Abdou Diouf mi ngi au chômage de luxe parce que jamono ji ñuy wax ak yéen sax Abdou Diouf mi ngi foofu ca États-Unis ànd ak guy gi ñu topp doomu sénégalais boobu xaw ma doomu américain la di moo géyti ñuy wër ci hôtel yi rek di filmer seen bopp di def ay stab ak ay statut ba tey suñu sukkandikoo ci majji dafa mel ni 5 ans KO la subir maanaam 5 ans KO boo xamante ni doy na waar maanaam dafa mel ni daal écurie Waalo jamono ji daal le minimum daal la ñu assuré ki ko fesal nag di yéenekaay bi di suñu làmb ginnaaw bi ñu leen indilee li gën a fës ci yéenekaayu altine tey bii nee naa leen seen site yi di VIP people ak VIP info point net su ngeen abonné ba noppi bu leen fàttee bés cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo ñi leen di jox dig daje ëllëg incha allah ci jàmm ak salaam